mujj bi ci xibaar yi ñeel gis-gis laaj bi mooy nees mën a def rek ba moytu troisième vague bi ñeel mbas mi fii ci mim réew di Sénégal ngir waxtaanee lu ne mel ñu ngi ci ligne beeg docteur Ousmane Gueye docteur nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélemy. yow moom dootoo ko nuy présenté sunu antenne bi yow yaay directeur CNEPS di service national pour l'éducation et l'information pour la santé beneen intervenant bi Assane Touré ñu ngi lay nuyu sëñ bi Touré. maa ngi lay fay Barthélemy. ngay journaliste xam-xamam sa xam-xam màcc ci wàllu wér gi yaram docteur Ousmane Gueye laaj bu njëkk bi dama koy accès rek ci ñaari variant britannique yi ñu isolé fële situation boobu fan la jógee ak est-ce que maîtriser ngeen ko. waaw jërëjëf Barthélemy maa ngi nuyu sama mag Assane Touré. di nuyu sa auditeurs yi ak auditrices yi yëpp. di wax ni en fait comme ni nga ko waxee rek. boo man damay jaajëfal d'abord techniciens sénégalais yi parce que boo gisee tey ñi mën a isoler c'est parce que dañoo xarañ ñoom seen bopp moo tax ñi mën a xam ni tey am na variant xam nga dañ doon wax ni ñi ngi doon def ay séquençage tey jii loolu firndeel na effectivement ni séquençage yooyu mu ngi am muy IRSF muy Pasteur donc ba tey jii IRSF gis variant britannique bi ñuy wax ni bu ñu ko gisee nag notifié ko ba kii ko firndeel ko ne am na wax dëgg yàlla matuwaay am solo la ñëpp di jël. mais séquençage yi est-ce que yaatuwaay bi mu war a am nañ ko est-ce que séquençage yi ngeen war a def yëpp yéen a ngi koy def nii. waaw ñi ngi def suñ képp lay kattan xam nga doo wax ni doy na. doo wax ni doy na parce que aussi ça dépend ci capacité labo bi ça dépend aussi ci ressources humaines ak yooyu mais wax dëgg yàlla mën nañoo jàpp ne wax dëgg yàlla séquençage yu ñuy def doy na sëg ak barke. tax na ba tey jii ñu mën a am. di isoler ay mutation xam ne lii am na mutant variant bi am na wala amul. donc vraiment côté boobu amul luñ ci jeex a jaaxa voilà. donc te variant britannique bi moo gën a garaaw. waaw ci li ñuy ci gëstu yi li ñu wane. wane nañu ni moom propagation moo gën a gaaw bu original bi de 70%. donc war nañ mën a xam ni capacité de nuisance am na doole donc par conséquent loolu bi ñu ko firndalee rek équipe yëpp ay jàpp seen doolewaat seen bopp. doolewaat seen bopp lu jëm ci xeex bi te xeex bi Barthélemy damay wax rek pour mu leer ci ñëpp muy variant britannique muy variant sud-africain muy brésilien muy quoi que soit matuwaay yi benn la sensé wul. matuwaay du sensé. matuwaay mooy lan mooy geste barrière yi fi nekkoon depuis mbir mi commencé wuwaan ba léegi mooy takk masque mooy raxasu mooy dandante mooy ñàkk rassemblement. d'accord yooyu vraiment. yooyu xam naa ne dinañ ci dellu si. parce que gis naa ne yéen a ngi sàkku ci ñit ñi ñu respecté wéy di respecté geste barrière bi ci jamono boo xamante ne état de catastrophe sanitaire bi yëkkati nañ ko. Assane Touré tey jii nan nga mën a gis déjà docteur mu ngi koy wax sànq variant britannique bi yegsi na fekk fii la fi newoon ba tey la fi newoon ba léegi nees mën a def ngir moytandiku mbir mi law parce que fi mu ne nii ñu bëri dañoo tiit troisième vague Sénégal rawatina ak ñi nga xamante ne dañoo xaw a bàyyandiku ci geste barrière yi. waaw mais moom sargal docteur Ousmane Gueye ak équipe am. ndax li ñuy liggéey metti na mais ñu encouragé leen. bu loolu wuyee. Barthélemy man dama bokk ci ñi ragal troisième vague. te njortu ni condition yi war a mun a tax mu nuyoo yëpp dafa taxaw. benn bi mooy bu ñu lever mesure d'urgence sanitaire bi fi nekkoon. dafa mel ni population yi dañu ni feebar bi léegi léeb ak lippoon la jeex na fi. ñu gis ni ci terrain bi ñun ci li ñu seetlu. ndaje mu ñu tere woon dellu si na. te ku ne xam na ni feebar bi fa mu gën a mën a lawe mooy ci ndaje yi. ñu gis ni mesure barrière yi ñu daan digtal nit ñi dafa mel ni léegi léeb ak lippoon la bàyyi nañ ko. te li ci gën a yéeme dafa am alerte boo xam ni dafa am dañu ni ci biir réew mi te ñu firndeel ko ni variant bi nga xam ni moo jógee Grande-Bretagne ak variant bi jógee Afrique du Sud mu ngi ci biir réew mi. te variant yooyu boroom xam-xam yi dañu ni li mu mën ci wesaare feebar bi dafa ëpp doole fuuf bi fi jëkkoon nekk. te ñun bi yéen ñaar yooyu fi nekk xamuñu
ban ampleur lañ fi nekkee ban dimension la ban réplication la ñuy am ci biir réew mi kon suñu boolee facteurs yooyu yëpp ak sàgganaay bi commencé feeñ dañuy tiit ci mu am troisième vague mais troisième vague dafa nekk loo xam ni benn baaxul ci réew mi ci point de vue économique ñaar baaxul ci système de santé bi parce que bu ñu fàtte ni système de santé bi investir na moyens yu jéggi dayoo pour faire face ak ñaari vagues yi bi ci topp personnel de santé bi daj nañu loo xam ne mburu daju ka ci taal daawuñu ba léegi duñu noppalu ba léegi noppaluwuñu épuisé nañ te bu ñu fi indee troisième vague dina gën a metti ci personnel de santé te personnel de santé bi mooy walluwaay bi kon ñun ñëpp muy kenn ku ci ne ci ñun muy ñun ñëpp am nañu intérêt mesure ya fi nekkoon ñu saxal ko moytu buñ ko deful la ñu doon jooy ba di yuuxu danañ ko delloo si parce que loolu rek moo ñu ci mën a génne ndax troisième vague moom dëkk yi mu ñëw yëpp musiba la fa. waaw day fekk daanaka doole gi néew na dinaa dellusiwaat ci yow léegi monsieur Touré pour jeexal Ousmane Gueye est-ce que également docteur mënuñu c'est vrai levé nañu état de catastrophe sanitaire bi daje yi ñu ngi tàmbaliwaat gis nañ li xew week-end bi est-ce que également message bi niñ ko waroon percevoir nañu ko. waaw Barthélemy loolu man li ma ciy wax rek dafa yomb parce que. damay wax ni nit ñi ñoo war a jël seen responsabilité individuelle balaa muy nekk une responsabilité collective parce que bu ñu xëyee ne levé nañu état d'urgence sanitaire dindi couvre-feu may ñi doon liggéey guddi ñi continuer seen liggéey maanaam ay restaurant yooyu mais encore njiitu réew mi taxaw wax ci kanam sénégalais yi yëpp ne levé état d'urgence sanitaire du boolewuñu ko ak lever geste barrière kenn levéwul geste barrière nañu continuer ki observer geste barrière nañu bay rassemblement donc par conséquent moi je dis que ñi ko képp ku def lu safaan bi vraiment da nga def lu la neex rek mais loolu kenn digalu ko kenn en tout cas gis nañu li xew ca Fuuta barke démb waaw moom laa wax noonu moo tax ma ne la képp ku def safaan bi da nga def loo xam ne rek sa bakkan nga topp rek mais kenn digalul la ko du autorité yi du kenn ci ñuy faj ñoo la ko digal donc par conséquent di waxaat ni nañu delloo suñu xel nañu xam ni mbas mi mu ngi fii ba léegi te dama naan Sénégal wax dëgg yàlla muy Afrique war nañu am longueur d'avance ci ñenn yi parce que chaque fois bu dara di xew biti réew lay commencé maanaam tugal lay commencé balaa muy ñëw fii te chaque fois bu amee tugal léeg-léeg faaw mu ñëw fii donc par conséquent ñun war nañu mën a am nu ñu taxawee war nañu am nu ñuy jëfee de telle sorte que même bu naree dugg fi du am ampleur du am ampleur noonu parce que mënuñu wax ni le monde là benn la ñu ne li xew fële du fi xew mais war nañu mën a am ay comportement boo xam ne tey danañu dimbali de telle sorte que impact bi du doon benn parce que troisième vague quoi qu'on puisse dire tey jii mën nañu def le maximum pour mu bañ a agsi fii mais ak li ñu seetlu nii comme ni ko Touré waxee li ñu seetlu nii si sàggante gi bàyyi geste barrière di rassembler ak yooyu mën nañu am troisième vague gënuñu kenn donc par conséquent c'est à nous de prendre nos responsabilités individuelles xool nan la ñuy taxawee ci kanam gi quel que soit alpha damay wax ni même bu fekkee nit ñi bu ñu indi amalgame entre vaccination ak geste barrière vaccination day ñëw compléter geste barrière donc par conséquent dañuy ñaan yàlla ñuy ñaan sénégalais yi képp koo xam ni da nga bokk ci cible bi te ñu ne la kaay nga vacciné wu nga dem ñàkku nga xam ni vaccin yi amul benn jafe-jafe amul benn problème dinañ la surveiller correctement nañ ko war a defee mais deuxièmement nit ñi nañu ko boole ak takk masque nañ ko boole même boo vacciné wu takkal sa masque raxasul dannanteel defe naa loolu bu ko sénégalais yi defee yàlla mën nañoo dimbali troisième vague bu ñuy tiit mu bañ a agsi fii mais bu ñu ko bàyyee boulevard la ñuy ubbi rek dinañ am contamination bu boobaa dafay dina métti te mooy li Assane wax rek bu ñëwee dina laal suñ koom-koom
bu ñëwee dina laal suñu société. déjà que surtout que koom-koom gi sax sonn na ba noppi. voilà dina laal système de santé bi parce que nit ñi boobaa dinañ ko attan dina métti trop ci nit ñi balaa ñuy àgg foofu nag wax dëgg yàlla comme niñ koy waxee un homme averti en vaut deux. koo xam ne war nañ la dee nañ la war ngaa am ni nga taxawee. nga dimbali nit ñi dimbali sa bopp dimbali sa askan. defe naa loolu moo am solo. d'accord jërëjëf docteur Ousmane Gueye. Assane Touré donc ñu appelé waat à plus de responsabilité. waaw loolu moo am solo il faut kenn ku nekk ci ñun xam ni ñoo mun a aar suñu bopp. allo malheureusement ligne bi dafa coupé Assane Touré ñu koy jéggalu mbokk yi fii la ñuy yem sax si waxtaan bi ñu ciy jéggalu Assane Touré bu baax mi ñu doon daanelee waxtaan ji Assane Touré di journaliste spécialiste ci wàllum wér-gu-yaram gërëm it docteur Ousmane Gueye di njiital SNEIPS service national pour l'éducation et l'information pour la santé gërëm Abdoulaye Diop mi faree woon ci machine bi Yacine Pouy ci digital bi gërëm Pape Omar Diaw ci régie bi Alaaji Ndiogu Diène ci réalisation bi Barthélémy Ngom ne woon ci kaddu gi mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant ci teewlu bi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen way leen di ànd ak programme rajo Futur Média ci kanam Ami Ndaw